Salam alaikum encore, sama gagne may déglu. Donc, bon, on dit une fois n'est pas coutume, et puis jamais 203. Comme nous avons faral di defalee rek week-end bi su ma la jot daal di génn am benn vidéo def ci benn thème bien déterminé. Tey nag dama bëggoon rek dellu si as tuut ci loi liberticide bi nga xam ne moom la ñu bëgg a imposer Sénégalais yi. Loi antiterroriste bi ñuy wax ma ñëw waxtaan ci tuuti rek boo leen déglee fond musical bi may teg Africa Unite la bu Bob Marley and the Wailers. Donc voilà balaa maa dellu si ci biir thème bi proprement dit dama bëgg raconter benn anecdote. 2012 fii ci diaspora bi dans l'Essonne bokk naa ci nga xam ne dañu taxawoon tem ne 3e mandat góor gi Wade du fi amee ma bokk ci xeex bu takku ñuy mobiliser wu fii dans l'Essonne particulièrement chez Limazaran bi ñu nekkoon foofu. gis ngeen bi ñu demee ba 2e tour gis mobilisation bi fa nekk ak nit ñi ni ñu tolloon ma taxaw gëstu jàng fuul ma daan non on est en train de se fourvoyer là. ma toog analyser ma gis ngeen ñii ñëwuñu dañoo juum man de juum naa parce que ñii ma fi gis nii ñu bëri ñëwuñu fi di voter parce que dañuy xeex injustice dañoo gis sénégalais bu mën a yóbbu réew mi kanam déedéet dañoo ñëw ndax fi ñu bokkal xeet wala bokku ñu bokkal làkk ñooñu rek loolu moo tax ñuy voter. am na ñoo xam ne sax dañuy wax ne ñoom musuñu voter waaye bii yoon dañuy voter ndax naa moori la. bi ma duggee ci sama biir urne yi Abdoulaye Wade laa voter loolu sama xarit ñi ma sës wax naa leen ko ñun ils étaient ébahis mu leen ko waxee jour jox leen sama raison waaye bi ñuy xëy commencé dem ay weer wees ñuy dem ambassade Sénégal fii gis nañu fa lu fi xaw ñu dellu si ne waaw sa waay wax na dëgg. donc nag ma dellu si di leen ne bu ñuy voter nit nañ ko jàppee ne doomu réew mi la te kooku ki ñu war a voter dafa war a dellu xool rek lan mooy bëgg-bëggu sénégalais yi mu jiitu leen ci loolu incarné loolu. waaye gis ngeen yenn revendication réaffirmation identité culturelle dafa dem ba jur fii ay dérive parce que pour dem ba nekk ci loolu yenn communauté yi def noonu topp leen ci ginnaaw organiser seen communauté def seen à la base c'est bon mais plus de différence rek lay créer te am na ci ñoo xam ne bu ñu nekkee ci biir du ñu maîtriser projet boobu mooy indi ay dérive moo xas tey ba indi repli identitaire boobu. gis ngeen fii damay citer ñooñu rek ñii laay citer comme exemple gis ngeen fi Tabital Pulaar bu fi nekk dañu newoon rek dañu ne mouvement culturel la promotion langue pulaar ak culture pulaar waaye dafa am ñu nekk ba ci biir dañu am ay ambition yoo xam ne c'est inavoué tey dañu yor ay faction armée laa la wax nekk bugg a toog gëmloo seen xeex ni ñoom ay victime lañu di xeex gis na ne lañu fa nekkee biir Sahel dafa andi ay dérive
parce que mouvement bi dafa dévoyé complètement fi mu lu ko taxoon a jóg au commencement nekkatul loolu dañuy dem ba ñu nekk ci biir am même une volonté et des ambitions expansionnistes, une volonté impérialiste très agressive. am na nag ñi ci bëgg a jëfandiku pour asseoir seen pouvoir ñii taxaw di leen naan y a des forces occultes neneen loolu moo tax ñiy créer loi antiterroriste ñoom force occulte ñoom ñoo yor nguur yi xam nañ ko loolu dafa sax lu ñuy taxaw di ko wax ci kaw nguur nañ ñam xeex boo amee force occulte yoo xam ne extérieur la ñuy jógee di dugg di jaar lu tax du ñu gis mouvement déploiement de force militaire yuy sécuriser frontières yi au plan politique lu tax du ñu def loolu sama xalaatu bopp la ay démarches yoo xam ne dañuy boole ñun Sénégal Gambie ñu nekk benn réew problème frontières yi dana déjà wàññeeku problème rébellion yi dina wàññeeku waaye defuñu loolu implosion Sénégal lañu bëgg ma ne force occulte yooyu bokk na ci ñoo xam ne dañu ne dañuy jógal seen xeex ñoo traversé Sahel daw di dugg biir Sénégal làqu fa sous la complicité de notre pouvoir ñu ñëw na bu ñu fabriquer mensonge attaquer saborder volonté population pour peuple sénégalais mais naa moo ne amul chance parce que sénégalais yeewu nañ ci même ci ñi nga xam ne ñoom la yaakaaroon ci biir Sénégal ñu topp mouvement boobu jiital ko rek mu jiite Sénégal dem ba jiite Afrique bi yépp ñoo ko njëkk a weddi tey parce que sénégalais yeewu nañu Fuuta Tampi loolu moo jur Fuuta Tampi tey gis ngeen exaltation des différences yooyu ay revendications affirmation culturelle promotion de la culture tel yooyu buñ ko maîtriser wul ay dérives rek la andi dama ne Afrique dafa war a tomb foo xam ne weesu na ci Afrique dafa toll ci panafricanisme nekkul ci panpularisme nekkul ci pantukulórisme nekkul ci pansérérisme ni panjaagoïsme effaçons plutôt nos différences dama leen ne bu ñu kenn divertir ci ay politique nañu xeex góor jigéen yi nañu xeex loolu yooyu yëpp baax na waaye di suñu priorité Sénégal mooy suñu priorité ndax boo yeewoo sa biir kër rek di koy jéggi rek sa buntu kër di nga daje koo xam ne boo leen bokkul diine boo leen bokkee diine doo leen bokk xeet wala doo leen bokk làkk bi ngeen di làkk doo leen di bokk ay convictions politiques waaye leen rek ngeen mën a bokk Sénégal boobu kon intérêt boobu Sénégal moo ñu tax a jóg naa moo li mu leen di tàggalee xamagu leen ko sax bu suñu réew bu amul sécurité kay na nga dem taxaw frontière déploiement force militaire ñu contrôler nga xool ñu fay jàpp nan ña ñuy doon dana bett Sénégalais de bu loolu weesoo mu ñëw waxoon nañ ko fi ci dinaa ci dellu si waat andi fi di fi tudd ay Tony Blair teg fi Sarkozy naa ñooñu ñooy conseiller ma commencé ci Sarkozy nit ñi waxoon nañ ko fi moo ñu woon ni ñun africain dañoo tardé fi doomu aadama toll ñun tollaguñ fa ñun dañoo dellu ginnaaw kooku mooy conseiller tey ki nga xam ne moo fi reylu Sarkozy moo fi reylu Kadhafi ci fen yi neen moom la ñu jël tey def ko conseiller ndax France la nekk France nag mooy ñi nga xam ne ñun suñu maam yi doon tirailleurs sénégalais yi ñoom la ñu privilégié woon di leen jox dessert ak yaawut alaa nag moom ñaamoor yi marque président bi moo ko ci gën a neex quoi
mais xanaa dafa fàtte ne Caaroy 44 yi suñu maam ak suñu pap yi demoon guerre ñoo dellu si daan ne ñu nag tubaab yi ñoo doon deyandoo ci même champ ñoo doon xarendoo li ngeen di fay moom li ngeen di fay tubaab bi moom ngeen di war a fay ay balu fetal lañ leen doo loolu mooy tirailleurs sénégalais yi nga xam ne dañ leen privilégié. Tony Blair nag moom bu ñu waxati sax ci moom parce que man des fois damay ree sax bu ñu ma nee waaw système anglophone bi moo gën système francophone bi ma ne bu leen ñu sonal Gambie gënul Sénégal Ghana gënul Sénégal Nigéria Côte d'Ivoire ñoo yem loolu leen rek la may fàttaliku te jamono yi ñuy def buumu jaami esclave yi doon werante sama maître moo gën sa bos loolu la ñuy gis tey non kenn gënul système bi moo baaxul ak fu mu mënta jógee xanaa te Tony Blair du anglais dañu fàtte noonu anglais yooyu jaxasoo américains yi ñoom ñoo ñëwoon monter fi coup bu gën a métti ci dëkk ci àddina le mensonge le plus grossier du monde de toute l'histoire de l'humanité ñoom ñoo ko fi teg ci Saddam Hussein ñëw ne Saddam Hussein dafay préparer attaquer Israël préparer attaquer pays arabes yi lu ñu def de defar ay avion carton samp ko ci frontière yépp ne leen gis ngeen li ngeen waxoon mu ngi nii fekk ñoom dañu defaroon seeni bombe yoo xam ne dafa dem ba jaratul ñu bëgg ko jaay ñëw di bombarder avion carton ci missile yu cher ne Arabie Saoudite nag yéen ay fay nit ñi dañ ma ci biir xam ne lii ay carton la woon journaliste yi doon investir ne da ngeen di fen ñu ne non ñun fenn ñu Saddam Hussein moo ñu doon ndax def ay avion carton te loolu mensonge boobu bu ñu ko doon valider dañoo ñëw ci Afrique américains yi nax ñu jël Colin Powell le général noir ñëw gëmloo ko ay fen yooyu pour Afrique daal ne ñi kat andi nañ nit ku ñuul te moo ñu wax lii kon ñoom lu ñu wax dëgg la ñoom Tony Blair boobu ñoo ngi si woon ñoom ñoo fi nekkaat tey lu tax ñu ne fi gis nga li xew ñoom ñooy fabriquer mensonge yooyu dañuy wax terroriste yi ñoom ñooy bëgg di ko conseiller fabriquer des mensonges ñëw jox ko Macky Sall mu noot réew mi andi loolu comme justificatif loolu rek moo fi nekk leneen liñ fi wax ay fenu neen la sénégalais yi yeewu leen bu leen kenn divertir ci ay lamb yoo xam ne dañuy fay de vieux sportifs ñu yaakaar ne ñoom ay xale yu ndaw lañu jox leen des millions ñu capricieux ñëw du ñu wax lu ñu neex loo xam ne ay duuli neen la ñoom it ay homme public lañu du ñu dara loi bi ñuy voté ko ñu bañ sénégalais du ñu déglu loolu bu ñu gisee lu jubul dañuy wàcc ci biir réew mi manifester dem ba jeex leen dee Tony Blair ñuy fabriquer ay mensonges di fayloo arabe yi ba léegi ay bomb yoo xam ne ñoom dañ si dafa lamboon seen dëkk li xew tey biir Haïti war nañu yee xam ngeen lu tax ma wax leen Haïti moo fi nekk la première république noire boo xam ne dafa jóg xeex ak l'armée française de Napoléon duma leen dumay métti ñu fàq daw Napoléon dem dellu woo mbokk tubaab yi ñu ñëw sot waa Haïti delloo jiw buumu jaam yeew leen ba pare dañ leen di fayloo effort de guerre ba tey boo leen xoolee kayit yi na ngeen ko gis Haïti chaque année dina fay France loo xam ne presque 10 milliards la ci dette de guerre yooyu parce que français dañ leen ne bombe yi ñu leen bombardé doon xeex ak yéen ay dellu si di ko fayoo dañu ko fay comme ni ñu def arab yi biir Koweït ak ci Saddam Hussein Haïti bu góorgóorloo di fay
ba jege ñu créé fa beneen crise financé leen ñeneen leen jàppale ngeen jóg bu ko defee bor ba du jeex mukk loolu moo fi xew tey li fi xew tey biir Haïti ñu rey fa président ba yàgg na fa xew saa yi jógee ba wut benn stabilité rek ñu bombardé andi fa tooxi doona réew mu torox ñu xëyaat woote waat aide te ñun li ñu def noot ñu ay ati at des siècles et des siècles ñun est-ce que fay nañu déedéet ma wax leen dara Amadou Mokhtar Mbow doomu sénégalais bu rëy boobu jógoon na fi ak Chief Abiola bu Nigéria jiite kuréel gi nga xam ne dañu doon ne nañ Europe fay réparation ci esclavage colonialisme impérialisme yi nga xam ne ñëpp daj nañ ñu toog en 2001 Human Rights Watch woote loolu daan nañeen taxaw tem li ñu exploité takk ñu ay jaam toroxal ñu ay siècle la ngeen ko fay kan moo njëkk bañ ne non suñu jiitu réew jamono jooju Abdoulaye Wade mu xuloo fa ak Alioune Tine xuloo bu rëy kon bu ñu nax tribalisme boobu nga xam ne ñoom Tony Blair fii moom la ñu bëgg a nourrir alimenter ko fabriquer ko comme mensonge ñu ñëw suñu frontières yi toroxal ñu fa créer fay faction ñoom ñu mën a ñëw di exploiter suñuy pétrole suñuy richesse ça va nous passer nit ñi du ñu am dara Sénégal jóg leen takku leen ci bu ñu nekk fii di cantonner sur l'exaltation ou l'exhortation des différences déedéet le mieux serait pour nous de les effacer Sénégal rek moo ñu tax a jóg à bas l'ethnicisme à bas le tribalisme à bas le communautarisme jërëjëf sama gars ñi merci beaucoup